Preview. nuyu naa leen yéen mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan fii ci Time for Africa dal leen jàmm ci xibaar yi ñu dooree yole bopp xibaar ak coppite yees bi am ca magistrature bu Sénégal kii di Serigne Bassirou Gueye nag am na ku ko wuutu démb ni muy wuyoo si turu Ahmadou Diouf nag moo daal di nekk jamono ji procureur de la République li nga xam ne mooy jàngatu askan wi nag di ngeen ko dégg ci yële jotaayu xibaar ba tey dañuy desandi ci wàllum yoon fii ci Sénégal ki nga xam ne mooy juge Samba Sall ba mu génne àdduna ba tey ji amul ka koy wuutu ni ki démb nag am na ku yees ku ñu daal di tàbbu ki nga xam ne moo koy wuutu mu ngi wuyoo si Mahane Diallo di ngeen dégg jaar-jaaram fii ci suñu journal bi ba tey rek dañuy dem ba Louga ñi nga xam ne ñooy coalition des organisations soxal wàllum njàng mi dañoo mer bu futu ndaxte ña fa nekk di yor wàllum njàng mi dañu ne dañuy daal di tëj classe yi lu tollu ñetti fan ngir màggal li nga xam ne rek mooy bés bu ñuy màggal wàllum élevage li nga xam ne mooy sport ak lii di page internationale ñu leen dar képp yi la jotaay xibaar dal leen ci am. dal leen jàmm ci xibaar yi comme niñ ko junjee woon ca bopp xibaar yi nag xam ngeen ne kii di procureur de la république kii di Serigne Bassirou Gueye ni ki démb am na ku ko wuutu mi ngi wuyoo ci Ahmadou Diouf nag bile coppite nag nar a jur loo xamante ne rek tere na askanu Sénégal daal di sànni seen kàddu nañu déglu reportage bi ak ki nga xam ne mooy Ousmane Niang. njiitu réew mi Macky Sall yëngal magistrature bi ak ay coppite yu yees Serigne Bassirou Gueye dañ ko remplacer ak Ahmadou Diouf citoyen sénégalais bi gis ne dafa jot ndaxte coow yi daa bari woon lool. changement bi mën nañ ne Sénégal yi ñoo ngi ko doon xaar parce que en wolof dañ ne ku boot xaj xaw ma golo baw la voilà loolu mënu woon ñàkk parce que Bassirou Gueye dafa nekkoon ni koo xamante ne macha allah wax ji dafa bari woon li mu fekkee. c'est des forcés Bassirou Gueye am tour c'est des forcés Bassirou Gueye ñu joxoñ ko c'est des forcés Bassirou Gueye ñu sànni ko xeer et cetera kii ñëw nag yàlla na fekk Sénégal mu nekk Sénégal bu dal. kii moom daa gis ne changement yi du ñu ko def suñu sàmmwantewul ak di doxal yoon du jariñ dara. ñi fii atte ñu te atte ko ci yoon def ko ci yoon bu ko regee état bi dana ci am njëriñ ñii atte am ci njëriñ waaye bu état bu fekkente bi justice bi jaar ci yoon réew mi du am jàmm réew yi ngay dégg fi mu tàkk injustice rek moo tax. mal ko te on va vers parce que bu ñu jaarul yoon foofu la ñuy mujjee nomination yi yàgg na fi c'est important c'est pas important parce que c'est la justice ay nit ñoo koy doxal état bi ay nit ñoo koy doxal waaye le problème mooy daanam njub ba ñuy doxal seet ci seen diggante seen borom seen diggante gis xam ne ñoom tôt ou tard dañuy wàcc ñeneen dañuy yëg. keneen a ngi li muy bañ rek mooy parparloo. jaarale ko ci yoon ko am sa problème dem bu bañ a def xaaj ak seen ak ñoom jaarale ko ci yoon atte normal. bañ a def kumbaam ndey kumbaamul ndey. coppite yi nag Sénégal yi li ñu ciy xaar mooy ne état bi daa wax di tëddee njaaxaanaay ci bépp dossier ci wàllum yoon ndax loole mooy andi kóolute di yokku jàmmi réew mi. dañuy desandi ba tey rek ci wàllum li nga xam ne rek mooy yoon ginnaaw génnam àdduna toll na jamono ji juróom-ñaari weer Samba Sall ba mu génne àdduna amul kenn koo xam ne wutu na ko ca li nga xam ne mooy doyen des juges nag ni ki démb président Macky Sall daal na amal koo xam ne moo ko fay wutu mu ngi tudd Mahane Diallo jaar-jaaram ak li nga xam ne moom la def ci wàllum trajet nañ ko déglu ak ki nga xam ne rek mooy Momar Seck. ginnaaw bi ñu ko dàqee benn yoon conseil supérieur magistrature bi niki naka démb la ñu ko amal ginnaaw nag président de la république bi mu ko dalalee laata nag ndaje mi bi ñetti waxtu jotee am na beneen préconseil bi fi amoon ginnaaw mbir mi kii di président de la république Macky Sall indi ak coppite nag ci magistrature du Sénégal mu jël ki nga xamante ni moo di Maham Diallo mu fal ko mu nekk doyen des juges mu wuutu fa nag ki nga xamante ni moo fi nekkoon di Samba Sall ginnaaw nag bu mu génne àdduna boobaak léegi toll na nag ci juróom-ñaari weer mu am juróom fukki at ak ñeent moom magistrat bu bees bi kon nag jàpp leen ne moom mooy jiite institution bi maanaam juróom-ñaari cabinet yu des yépp ci jaar-jaaram nag ñi nga xamante ni xam nañu ko ay seede yu baax la ñu def ci moom nee nañ nag kii di Maham Diallo ku dal la ku tey ku xam li muy liggéey ginnaaw nag bi mu jógee ci promotion 1999 ànd ci ak Doudou Thiam moom mii dey xam na liggéeyam bu baax a baax ndaxte depuis 2015 mu ngi fii ci Ndakaaru laata nag ñu koy yóbbu ci yeneen région yi rawatina sa diwaanu Ziguinchor moom Maham Diallo nee nañ nag fukki at a ngi nii mu ngi ci tribunal bu Ndakaaru loole nag tax na mu am xam-xam bu bari ci wàllu magistrat kon kii di Maham Diallo jamono ji liggéeyam nag moom mooy dalal li nga xamante ni moom mooy plainte yi jëm ci wàllum constitution yi jëm ci partie civile laata mu koy jëmmal wala sax mu koy jox yeneen cours d'instruction.
juróomi téeméeru milliard moom la état bu Amérique daal di jox li nga xam ne mooy état bu Sénégal at bu jot nag dañuy dégg ay investissement yoo xam ne rek yenn réew yi dañ koy jàppale Sénégal ba tax na nag ñenn ci askan wi di laaj rek ndax boobee xaalis dañ ciy jëfandikoo wala rek dañ ciy dimbale askan wi ki nga xam ne rek mooy Barthélémy Koli nag demoon na rek taataan kàddoom ñenn ci askan yi xam seen xalaat. ay at weesu si ginnaaw nguur Sénégal dee faral di jot ay koppar jóge bitim réew ngir jàppale askan wi bu dee am na ñuy jàpp ne boobu leen yorin bu jaaree si yoon mun a naatal dëkk bi ñeneen ñi ñoom aadu nañ si. cet argent là peut-être bu fekkoon dafay dem à bon port bu doon fi ñu ko fi war a tax a jóg moo ko tax a jóg là on peut y aurait impact mais mënuñu gis impact dans la mesure où au fond boo xoolee c'est purement politique. c'est des à effet politique parce que ni ñu koy war a joxe duñ ko jox les personnes yi ko soxla mais au contraire seeni militants lañ koy jox donc là en ce moment impact bi si war du mën a am parce que les personnes yi ko war a soxla dëgg-dëgg ça ne les atteint pas. kii di Amadou Bari jàpp ne boobu la koppar dogal nañ ko ci askan bi lu ko firndeel mooy matuwaay yu nguur gi di jël ngir saafara seen jafe-jafe. affaire financement d'État man lu mu ci gis naa fi lu mu musul gis naa am ngeen évolution bu mag parce que chantier yu fi am tey amul musu fi am à l'aventure j'ai fait 33 ans à l'aventure si yeneen dëkk jàmbur yi laa nekk mais évolution bu ma gis fii si Sénégal tey amul benn dëkk bu ko am fii si dans l'Afrique de Afrique centrale de australe de sunu dëkkandoo yi bon léegi nag dama gis dëkk bi moom dafa soppeeku en tout cas nit ñi noonu war nañu sant yàlla chantier yu fi ne yi amul fenn xaalis bi foofu lay dem te xam nga génnul si poste kenn Sénégalais ñëw di financer fi lu ñuy financer li moom mooy projet yoo leen di gis ci loolu moo nekk si réew mi. xelam màcc si wàllum koppar moom indi na ay leeral waaye jàpp ni amul kenn ku mun a wax ni yooyu la koppar dimbaleen ko. li may wax ci financement bi dama naan c'est vrai que dañuy jot xaalis bi jógee bitim réew ci mbirum dimbali entre état mais li ma ci sentir man sama bopp li boobu dee dama koy apprécier damay naan nit ñi majoritairement yëguñu ko comme ni ñu ko waree yëgee am na ñu koy am kenn par kenn mais majoritairement li ngay gis ci mbedd mi wala ngay dajee ak jeunes yi wala femmes yi ñu bëri ñu ngi uti financement donc bu dee ñu bëri ñu ngi uti financement loolu day firnde ne des na encore. bu dee am nañu yaakaar ni koppar yu jóge bitim réew ñu jagale ko askan wi Sénégal yorin bi jaar na ci yoon ñeneen ñi jàpp ni dafa des ñuy laaj xalaatu nit yi ci koppar yooyu le ñu wax ci wàllum njàng meeg njàngal bi coalition des organisations bu yor wàllum njàng mi ca fii ci Dakar dañoo mer futtu nag ginnaaw bi nga xamante ne ña nekk ca Louga yor fa wàllum njàng daanaka ca Daara Jolof dañu ne dañuy tëjanju école yi lu tollu ñetti fan ngir màggal li nga xam ne mooy journée nationale de l'élevage ñu gën ko xam bés bi nga xam ne ci la ñuy màggalee ci wàllum jur bi li ni mel nag bañ ko déggee dañ ko méttitlu ba tax nag ñuy woo ña ngànk wàllum njàng ma nekk te Daara Jolof ñu daal di dàqal li ni mel ndax loolee mun na indi jafe-jafe ci wàllum njàng xale yi nañu déglu kenn si ñi nga xam ne ñooy waa COSYDES. waaw bés bu ñu jagleel élevage tax ba ñu yóbbu ndongo yi jàngee daara donc vacances c'est-à-dire que dinañ toog ay bés ñu jàng nekk na pour ñun une forte préoccupation te ko xam ko si bépp xam ko ci combat bi muy mëne pour que li nga xamante ni moo di respect temps d'apprentissage bi mu mën a doon loo xamante ni dëgg lay doon ci suñu école yi. xëy na mën nañu xalaat organiser activité yii nii ci période de vacances su ko defee du perturber li nga xamante ni moo di heure de cours yi te pour fàttali li nga xamante ni moo di quantum horaire bi dafa am solo ci li nga xamante ni moo di qualité apprentissage yi te bu ñu fàttee que ni Covid-19 bi tax nañu perdre beaucoup de temps te actuellement li war mooy que ni ñu xool système bu ñu mën a maintenir élèves yi ci biir l'école bi bu ñu mën a rattraper lépp li nga xamante ni perdre nañ ko. ci loolu engagé nañu li nga xamante ne moo di suñu antenne régionale bu Louga pour que mu mën a le plaidoyer ci ñi nga xamante ne ñoo di autorités locales yi pour que ñu xool nu ñu mën a compenser heures yi nga xamante ne donc dinañ ko perdre ndax célébration journée de l'élevage bi. wax ci wàllum service de transfert yi nag xam ngeen ne wari nag benn sénégalais moo ko am mi ngi wuyoo si Kabiru Mbodj ginnaaw bi nga xam ne wari daanaka ay transfert am amatul njëriñ fii ci Sénégal ni ki démb ñi di waa le journal Observateur amal nañ ak moom ab entretien daan yëkkati ay kàddu joxoñ baaraamu tuumal nguuru Sénégal bi nga xam ne moom moo ko daanaka xañ ba mu jënd li nga xam ne mooy wari ci turu Tigo li ni mel nag noppiwul moom Kabiru Mbodj ma ngay tuumal ka nekkoon
ex premier ministre nee na kookee moo ko jaxase ak ñeneen ñi ndax ñu bañ koo mun a jox li nga xam ne moom moo war a tax mu am li nga xam ne mooy licence yooyu. Kabirou Mbodj noppi wut mi ngi ñaawlu rek ñàkk a faale yi nga xamante ne moom la état Sénégal def ci li nga xam ne mooy initiative ñu def fii si local maanaam lépp loo xam ne réew mi ñoo ko moom daanaka duñ ko fulaal donte nag ñeneen ni réew yi bu ñu ñëwee wala nag transfert étranger yi bu ñëwee dañ leen di jàppal doole leen bañ fi am doole boo xam ne ñi ci dëkk sa duñ ko mun a am mu nekk kàddu yoo xamante ne mu ngi duppee ci ki nga xam ne mooy Kabirou Mbodj moo nekkoon directeur général bu wari nekk transfert d'argent. jamono ji ñu jàpp ne agression yi ak violence yi bari nañ fii ci Sénégal rawatina fii ci cité Kër Góor gi ba tax na askan yi fi nekkee daal di woo askan ni wala sax autorité yi ñu daal di yokkaat kaaraange gi ndax jamono ji ñoom sonn nañ ñu déglu micro trottoir bi ak Seynabou Dia ak Awa Ndiaye. si sama xalaat moom nekk na loo xam lu day waar lu quoi parce que fii moom cité bi déjà guddi day wéet te sécurité bi taxu koo demee noonu daal maanaam ngoon donc nit ñi ñoo war a xam fi ñuy teg seen tànk bu baax ñu xam heure yi ñuy dox parce que boo gisee agression yu bari fii parce que fii guddi day wét te à tout moment dañuy ñëw fii sama yaay bi lekk si classe agresseur dañuy nenu loolu à chaque fois loolu aussi tam nit ñi dañ si war a bàyyi xel aussi tam sécurité bi tam gars yi war si mën a jël seen matuwaay bu mat sek daan. Je disais que police ak gendarmerie loolu seen wareef la seen liggéey la parce que loolu moo tax ñu teg leen fi mais population yi bu fekkee ni tamit li ñuy wax dénonciation yow mi may waxal ni par exemple tu es citoyen am nga droit lépp loo xam ne nii gis nga ko loo xam ne du yoon la mais tu as le numéro de police de la gendarmerie def ci ku nekk na béy waaram bul wax ni rek bon ñi ngi agressif fii wala nangam nga romb nga ni bon man sama yoon nekku ci mais si tout le monde dit man sama yoon nekku ci fan leen jëm la gendarmerie et la police ñi ngi def li ñu war a def ah. bëri na fi te bëri na ay facettes mais en plein jour je dis encore en plein jour où est l'État dans tout ça ñun. On ne fait que notre travail ñu ngi def suñu liggéey mais amuñu ay jumtukaay yoo xam ne état bi permettre nañu ko mais selon aussi ci yeneen critères yi mooy nga mun a am licence de port d'arme parce que loolu tamit gànnaay boo xam ne nit ki bu la gisee ak sa taxawaay peut-être du am yeneen xalaat yu mun a def mais lu gënoon rafet état bi bu déployer ay éléments yu muy wax. mu am une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale comme quoi dañuy aar askan wi seen am seen dem ak seen dikk moi je vois ça vraiment lu ñu nar a seetaat la encore. là ñu fi nekk nii à côté même pas 100 mètres temps il est passé am na benn gars heure yi ku yore portable am di téléphoner benn scooter booy ñëw taxaw les gens étaient là mais mu këf scooter bi ñu yuuxu le temps mu yuuxu ñu daw. Personne n'a intervenu pourtant mënoon nañ ko dàq jëm ko téye affaire yooyu mais les gens ont peur même boo ragalee tamit nga jël sa téléphone nga dénoncer nga identifier affaire yooyu. Les gens sont tellement fatigués même man mi nekk góor comme yéen des fois je sors à la maison damay génn ay booru 4 heures du matin 5 heures moins ba mu la nee sama fit ndax du daw damay tasax ñoo xam ne damay ne yàlla rek laay jiital mais à la fin mënatul continuer population bi mooy fajal boppam. ci parenthèse bu gàtt xoolal dans d'autres pays de la sous-région dañuy jàpp agresseur dañ koy brûler vif ñu jàpp sàcckat ñi dagg loxoom mais Sénégal loolu sañu ko fi def parce que dañu am loo xam ne lu ñu tënk mooy suñu sëriñ yi ak ci loo xam ne wérgu yaram la ñuy wax nag jëmale ko ñi nga xam ne rek mooy mortalité maternelle ak néonatale soxal jigéen ñi nga xam ne te bu ñuy am doom dañuy ñàkk seen bakkan ak xale yi nga xam ne duñu judduwaale seen i bakkan ci atum 2020 nag Sénégal daal na jot enregistré lu toll ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent ak benn ñi nga xam ne rek dañoo ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci rapport bu mujj di direction de la santé de la maman de la mère et de l'enfant ñooñu xamal ba tax sax limal nañu ci région yi nga xamante ne ñoo gën a loru ci bile feebar bokk na ci ñi nga xam ne mooy Dakar Kaffrine ak Tambacounda Kédougou Sédhiou Kolda ak Ziguinchor bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne rek mooy docteur Amadou Ba mooy directeur bi nga xamante ne mooy yore wàllum organisation boobee nee na li ni mel nag dina tax nag ñu daal di ubbi ay établissement yoo xamante ne dañu daal di formé waat ay médecins gynécologue boole ci ay ndaw yoo xamante ne rek seen xarañ seen xam-xam màcc na ci wàllum faj yaram ngir rek ñu mun a aar askan yi nga xamante ne dañuy dund ak surtout jigéen yi nga xam ne bu ñuy am doom dañuy ñàkk seeni bakkan xibaaru bitim réew
xew nag la ñu daal di wax ñi di waa Union européenne daal nañ soppaliwaat li nga xam ne rek mooy sanction économique ak ñi di Burundi ca Afghanistan nag jigéen ya fa nekk yëpp dañ leen a tere kenn ku ne nga daal di voilé wu buñ ko deful dootuñ mën a présenté ci li nga xam ne rek mooy journal leeral ñu déglu ko ak Momad Seck. xewaaru bitim réew yi dañu koy dooree foofee ca diwaanu Burundi Union européenne nag dañoo lànk ndaale ne daal la ñu waxoon fa la ñuy teg seen tànk mooy ne daal dakkal jokkalante beeg demlante bi ci wàllum économie ci diwaanu Burundi li ko waral nag ñoom nee nañu ginnaaw président ba fa woon di Pierre Nkurunziza dañu fa daan nag toroxal ak xoxatal doomu aadama moo tax nag ñu dakkal seen ndimbal googee nga xamante ni depuis 2016 lañ ko xaatimoon ak waa Burundi ci ñaari weer yu ñu génn nag kuréel mbootaay xeet yi di ONU moom tamit ma ngay dëggal mbir yi ni daal la nga xamante ni moom la waa Union européenne def daal loolee am na ndaxte nag ñoom nemmeeku nañ ne sax foofee si diwaanu Burundi dañu fay tiital ak xoxatal doomu aadama maanaam ak yelleefu doomu aadama daal amu foofu rawatina sax président bu yees bi nga xamante ni jël na léegi ci atum 2020 muy nag Évariste Ndayishimiye moom tamit daanaka deful benn jéego ngir nag loolee mën fay jógee kii nag seen doom la di avocat di Njongere moom tamit mu ngi addu jëmale ci mbir mi nee na nag li nga xamante ni moom la ONU def ak waa Union européenne loolee moo am ndaxte nag moom ci boppam mu ngi nemmeeku ni daal foofee si diwaanu Burundi ak yelleefu doomu aadama moom nemmeeku ñu fa moo tax daal kon nag teel na daan yooyee ñu teggi ko ci kaw Burundi ci diwaanu Afghanistan la ñu fay tere nag mooy wàllum série théâtre yi nga xamante ni dañu koy jàllale ci télé yi te ay soxna di ci feeñ loolee nag la jëwriñ gu ñuy dénk wàllum promotion valeur ci wàllum l'islam di tere ne daal loolee dañu ko fay seppi ba mu set ndaxte nag àndul ak wàllum valeuru l'islam mu yokk ci ne daal journaliste yi nga xamante sax dañuy def présentation ñoom nag faw ñu muuru suñu ko mënul nag kon dootuñu def li nga xamante ni moom moo di présentation kon mu nekk loo xamante ni kon amoon na foofee ci diwaanu Afghanistan ci wàllum taliban yi tamit ñoom loolee la ñu fa amal ñoom sax dañuy seggi ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a def lii di ay présentation wala bokk série yi ñu koy def nag yenn saa yi sax dañu leen di fulute maanaam nëbbu seen i kanam ba kenn du leen xàmmee. wàllu tàggat yaram la ñu wax ak trophée bi nga xamante ne ñi di waa FIFA jagleen nañ ko ci gardien yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci Ligue des champions fii ci Sénégal Edouard Mendy mi nga xamante ne mooy suñu gardien bi daal na bokk ci yooyee ñi nga xam ne tànn nañ leen mu war a concurrence ak yenn gardien bokk na ci Alisson Becker bu Liverpool Manier-Ness bu Bayern ak Donnarumma bu Paris Saint-Germain ak ki nga xamante ne mooy Gaspard bu Leicester. ñu jeexalee xibaar yi ak tàggat yaram soxal wàllum basket Georgina nekk doomu Sénégal buy basket fale ca Philadelphie moom nag dina ñëw bokk ci équipe nationale bu basket ki xam le ni ne mel rek mooy papa moo daal di joxe boobee xibaar fii ci fédération sénégalaise bu basket nee na nag yile information kii di Babacar Ndiaye mi nga xamante ne mooy féete wàllum basket fii ci Sénégal moo koy joxe nee na rek daanaka mbir mi yemb na passeport am rek la ñuy xaar ngir mu daal di tàmbali di basket fii ci Sénégal. mbokk yi nag fii la ñuy ndar képpe ak yéen ci li gënoon fës ci xibaar yi fii ci Time for Africa ñu leen di jox dig daje ba suba incha allah.